bismillahi rahmaani rahim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. asalaamaaleykum mbokki jullit yi, mbokki talibe yi, mbokk yi teewlu ak seetaan seen bu mag bii di Louga Info. tey ñu ngi fii ci kër Serigne Fallou Mbacké moom Serigne Mourtada mu Serigne Touba, waaye ñu ngi feggoog soxna Maam Marème Mbacké moom Serigne Souhaïbou moom Serigne Touba. soxna Marème nag dañu bëggoon moom su ma mu wax ci kàddu ñëpp mën cee barkeelu, waaye dafa joxe ñànt waaye joxe ñu koy waxal. ñu ngi toog ak Serigne Mourtada Mbacké mi nga xam ne si Serigne Mourtada mu Serigne Touba moo ko tuddee woon Serigne Mourtada mën na sant la ko Mbacké. boo ko defee moom li ñu njëkk a wax mu daal di mën a wax mooy bisimilah Serigne Mourtada bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi nuyu ñëpp ci santam ak turam. soxna si nee ñu li ñuy wax ci màggal gi mooy bis bu tëdd bi 18 safar. la def naa ne mënuñ ci wax wolof waaye itam suñu wolof bi dafa xaw a naqari. mu tax dama bëggoon joxe sama mag bi Cheikh Diène. ci wàllu mën a wax ci français tuuti rek. après incha allah te incha allah maa ngi bëgg sama mag bi wax ci wolof ak soxna si. sama ndey la te ñu itam ñu leen ci dolli français ndax kat yi gën a xóot sax. incha allah waaw donc dinañ tàmbali français di dem si wolof incha allah. bis bu ab sant la bis bu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala bis bu sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis bu sant Cheikhul Khadim. lan moo tax ñu def màggal gi dañu màggale sëñ bi dafa demoon géej lu tax sëñ bi demoon géej sëñ bi dafa doon jihad l'islam di jihad ak noonu l'islam ci jàmm loolu tax dafa doon jaayante suñu borom dem géej gi ndax xeer l'islam. xam nga alxuraan laaj bépp jullit def jihad mooy lan? jihad mooy def effort mooy nga góorgóorlu waaye jihad itam mooy nga jël jaasi nga dem xeer l'islam. et ci yërmande suñu borom def ñu yàbbale Cheikhul Khadim te moom mi dem na moom kese jaayante ak noonu l'islam di digle jàppatam jàngale alxuraan di maanaam jëfandiku l'islam ci seen côté moom mi kese dem na xeer moom mi kese dem na jihad bil ilmi wa taqwa. moom xam-xam ak la yàlla. J'aimerais ajouter quelque chose en français. Il y a quelque chose qui est très important et c'est la raison du Magal. Cheikhul Khadim avait fait un pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'issue de ce pacte, il devait obtenir une récompense qu'il a obtenue. Et suñu borom, lorsqu'il est rentré de l'exil, notre Seigneur l'a payé du bienfait, de la félicité, dont on peut tous témoigner aujourd'hui. Mais Dieu lui a dit, man, je ne suis pas n'importe quel employeur. Je suis quelqu'un, lorsque je donne quelque chose, je le multiplie. C'est pour cela que, à partir de maintenant, à chaque anniversaire de ton retour, de ton départ en exil, je vais multiplier par 2 la paye que je t'avais promis. Et pendant 13 ans, Cheikhul Khadim était à Ndiarème. Et chaque année, chaque 18 Safar, Dieu lui a doublé les bienfaits que Cheikhul Khadim a redistribué à toute la communauté musulmane. Et chaque année, Cheikhul Khadim s'attelait à multiplier les efforts pour remercier Dieu. Le Cheikh l'a fait pendant 13 ans.
Et à la 13e année, à la veille de la 13e année, Cheikh Khadim a appelé tous les talibés qui étaient à Ndiarème et il leur a dit ceci. Chaque année, Dieu a décidé de multiplier par 2 les bienfaits qu'il m'a octroyés. Et chaque année, moi, je multiplie encore mes actes d'adoration et mes remerciements. Mais cette année, je sais que Dieu va encore multiplier. Mais moi, je n'ai plus la capacité d'augmenter mes actes d'adoration. Donc j'appelle tous les musulmans qui voudraient se joindre à mon bonheur. Tous les musulmans qui voudraient se joindre à mon bonheur. Pour s'associer à moi, pour remercier Dieu. Ça, c'est le Magal. C'est le premier appel du Magal. La dernière année où Cheikh Khadim était avec nous, Tidjane Bilal sur terre. Donc ensuite, on connaît l'histoire. C'est une fois lui a demandé à ce que ce soit multiplié en 3 jours, etc. Mais la raison de ce jour, c'est un acte d'adoration. Pour remercier le Seigneur d'avoir sauvé les musulmans et de les avoir exemptés du djihad armé. Et exemptés de devoir verser le sang. Mais au contraire de pouvoir répandre et élever la voix de Dieu avec c'est-à-dire le khamkham, la science et la bonne attitude. On remercie Dieu ce jour-là de pouvoir être présent avec la famille de Cheikh Khadim, qui sont les dignes héritiers de Cheikh Khadim, les gens qui ont suivi scrupuleusement ses enseignements, tout comme Cheikh Khadim était le digne héritier du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Asma al-Khadim, le meilleur des serviteurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu sait que il y a quelque part un endroit où tous les Goriala, tous les khidmakat, tous les bidam, tous ceux qui travaillent pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réunissent tel un gouvernement. Et celui qui préside ce gouvernement, c'est Cheikh Ahmad Bamba Khadim al-Mustafa. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Les ziar ñep, déglu bu fekkante ne dañu xaw ma jóg ci kàddu yi ci man la rek waaye mbir bi mu ngi fii affaire bi mu ngi fii Touba tey le 18 Safar 1441. Il y a ñep tous ceux qui ne pouvaient pas être ici à ce Magal, nous demandons à Dieu qu'il leur fasse le yol, qu'il leur paye le Magal là où ils sont, avec le bon cœur. Assalamu alaikum. waaleykum salaam wa rahmatulah sëñ Mourtada Mbacke kàddu yi rafet na am na solo ñu ngi ko waxee ci wolof wax ko ci français bu ko defee kon xam naa da ngay xajal soxna si mu ñëw toog moom it. ok bu ñëwee toog sànni ci kàddu incha allah. bu ko defee kon mbokk yi ñi ngi ànd ak soxna Ndeye Siré Ndaw moom it ñu jox ko mu wax ci kàddu soxna Mame Marie Mbacke monsieur Ismaïl bismillah. asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi ziar ñëpp man la soxna Ndeye Siré Ndaw di taalibe Sëñ Fallu di taalibe soxna Mame Marie maa ngi ziar ñëpp di sant ñëpp li nga xam ne moom la Serigne Mourtada Mbacke wax léegi mu nekk taalibe boo xam ne daana ci kër gi doom la ndax sëñ Mourtada ci boppam moo ko tuddee boppam ba may santale ko boppam ñëw dénk ko soxna Mame Marie santale ko Mbacke teg ci lii mu wax nag wax na ci wolof wax na ci tubaab man nag loolu mënu ma caa teg dara li ma ciy mën a teg rek di sant soxna si vraiment amuñu payam yàlla ko yàlla bàyyi ci suñu kanam di sant itam seen fan bi nga xam ne mooy suñu sëñ ñu teg ko soxna Mame Marie nii man nag li may wax mooy man dañu sant yàlla bi ñu bokkee ci xeetu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu tàmbalaat ñu ci ñu nekk taalibe sëñ Xaadimu Rasuul sëñ Touba amuñu payam ñun dañu war a sant yàlla ba ñu nekkee taalibe sëñ Touba nekk saan taalibe sëñ Touba rek jar na sant yàlla waaw ndax ay jigéen lañu liggéey moo ñu war mais daal ñun sant nañu yàlla ba ñu nekkee taalibe waaw loolu daal ma am ci mbégte am ci kontaante ñu ma expliqué affaire yi màggal bi ndax sëñ Mourtada wax na ko ba pare li ma mën a teg rek mooy sant yàlla gërëm suñuy sëriñ sant sëñ Touba bu baax macha allah. jërëjëf soxna si Ndaw bu ko defee kon kàddu yi foofu lañ ko yemale soxna Mariam macha allah moom lañ bëggoon sax kàddoom ndax nit ñi mën cee bat bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokk yi teewlu ak a bàyyi xel ak a seetaan seen bii di Look Info tey ñu ngi fii ci kër sëñ Fallu moom sëñ Mourtada ñu ngi toog ak genn leeram mu bëgg koo laaj ci wàllu màggal gi nan la ko gisee ak it maanaam ban message lay jàllale ndax gis nañ ne accident yi bëri na te it maanaam nit ñi texit nañ ak xëccoo beeg xeex beeg xuloo beeg rajloo gi
bu ko defee ñu jox sëñ bi mu xool lan la ci soññi taalibe yi ak it maanaam ban message ngay jàllale ci màggal gi sëñ bi bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ñu ngi nuyu bokk yi nga xamante ne si ñoo wàcc ci béréb bu sell bii di Touba di fas yéene yëkkati suñu kàddu ngir kàddu goo xamante ne si kàddu ndigal la ndax li Cheikhul Khadim wax nee na laa tafxalu shay'an bi xayri isnin fal isnu sartun fi xabuli sha'n bu leen def dara loo xam ne àndul ak ndigal ndax ab sart la ci ñu nangul leen seen i jëf te suñu yëngu ak suñu dal lépp dañ ko fas yéene liggéey la Cheikhul Khadim ndax Cheikhul Khadim waxal na boppam ne innal lasina saara'u li xidma falahumu diyaaru wastal janna ñi nga xamante ne si ñoo koy liggéeyal moo xam biir këram la wala biti këram la fu ñu mën a nekk suñu borom defar na ay aljanna yoo xam ne faatu moo tee ñu jot ca yàlla nañ ci yàlla suñu borom jotale li nga wax nag ci mbirum accident yi bala ñu ci ñëw dañuy wax tuuti rek ci li nga xamante ne si moo tax bis bi ndax sant alxuraan dafa dañuy wax ne man laa yaskuru naasa laa yaskurullah ku santul doomu aadama doo sant yàlla kon suñu cant ñun dañ koy jëmale ci Seexul Xaddim ci bis bii nga xamante ne si moom la ñu defal te mu nekkoon loo xamante ne si lu jafe la woon ba sunu borom may ko ci li mu ko may mu woo doomu aadama yi ñu wàcc ci dëkk bi pour fas yéene koo santale sunu borom kon loolu ci la ñuy njëkk a wax bu ñu noppeet ay nit boo leen wooyee ba ñu ñëw war nga leen a jox message boo xamante ne si suñu delloo danañu ko mën a yóbbu jariñoo ko bokk na ci loo xamante ne si daañu leen ko may képp koo xamante ne si yaa ngi gis écran bi nga fexe ba fas yéene am xasida gi Cheikhul Khadim waxal ko boppam ne zukri li rabbin karimin kaana shakara wa artaji minhu fi daarini abkara katabtu sukran lahu ma qad rajawtu bihi kawni shahidan wa dhakaran wa sakara wajjahtu wajhiya fi sahri nabi sanadi lil akrami rafihi alwahabi dhakara rajawtu minhu taala sukrahu amali wa rafuhu alyawma anni nihma qafara rajawtu an yamhuwa alladhat jumlataha ani wa taskhirahu li dahr kuffara inni uqatibuhu fil bahri muqtariban wa lam yasal jalla qaharan wa jabbara faja'tani rabbi bil ala'i habliya an ahuda lil barri rudli kull man bara ala nabi salli bit taslimi bil kurama warfah wa sidni ba'da rafi abkara Cheikhul Khadim mu ne képp koo xamante ne si góorgóorlu nga ba mokkal xasida gi ñu damm sa xalib ak bàkkaar te bàkkaar yi bari na lool kon loolu ab yóbbal lay doon boo xam ne képp koo xam ne ku wàcc ci béréb bi la te mën a gis message bi nga fexe am xasida gi mokkal ko ñu damm sa xalim ak bàkkaar ndax nit ki boo muccee ci bàkkaar rek sunu borom mën laa dabog yërmandeem li nga xam ne moom la ñu waxoon ci wàllu accident yi ñi nga xamante ne si ñoom la ci seeni mbokk loru dañu leen di njëkk a jaale te ñaan ci daraje Cheikhul Khadim mi nga xam ne moo taxoon ñuy ñëw doon wuyu si woote bi ñu dajeeg yërmande yàlla dajeeg njëggaluk sunu borom dajeeg Cheikhul Khadim ba mu tàbbal leen aljanna jërëjëf. kon bu ko defee sëñ bi kàddu yi gàtt na am na njëriñ xasida gi ñu fi wax sànq di fàttali ne Sëñ Tuubaa mi ngi ko tënk ci ñaari tur yàlla muy sakkuuru ak rafion sakkuuru ak rafion la ko tënkee comme noonu ko sëñ bi waxee ne képp koo xam ne kii maanaam boo ko mënee nga wuti xasida gi kon dam leen nga wuti xasida gi jàng ko ndax xasida goo xam ne si boo ko jàngee mokkal ko sa xalima ak bakkaar suñu borom damm ko kooku jar naa wut boo ko defee kon jërë ngeen jëf ñi ngi woon fii ci kër Sëriñ Fallu moom Sëriñ Murtada moom Sëriñ Touba jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf